Très chers fidèles téléspectateurs Médina Cheikh TV asalaamaaleykum ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk seen tur ak seen sant di leen ziyaare di am contentement bu rëy nag aujourd'hui war recevoir ki nga xamante ni moom mooy le xalif de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu le guide spirituel de la Dahiratoul Iman di Seydi Mouhamed El Cheikh ci conférence gi nga xamante ni chaque mois da koy def muy conférence su tournée nationale aujourd'hui nag ñu war ko recevoir mu di Seydi Mouhamed El Cheikh asalaamaaleykum Seydi Mouhamed El Cheikh. waaleykum salaam soxna Zeynab ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Médina Cheikh TV yëpp di leen remercier ci liggéey bu am solo bi ngeen di def yëpp di ñaan yàlla yokk leen ci zahir ak ci baatin ci fànn yëpp incha allah. Seydi Mouhamed El Cheikh gis na ne que da nga defoon déclaration bu rëy keroog ci Fass Ngom nga ne les grande offensive spirituelle bi boo jógee màkk ci Arafat di nga ko débuté alors ñu la doon laaj gis nañu ni que ngeen def déclaration bi ci 2020 bi ngeen fas yéene débuté lii di grande offensive spirituelle bi ñëpp di coow est-ce que mën ngeen ñu wax lan d'abord mooy grande offensive spirituelle. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. question boobu dinaa ci sawar répondre ndax wàllu grande offensive spirituelle moom nga tudd yàlla dafa dogal ñun jamono ju nekk dafa am mission bi lu muy laaj am na ci at yi nu passé muy 2019 ñu demoon ca Arafat waroon fa récupérer sunu essence mystique bu ñu ko récupérer ba noppi nag dafa am loo xam ni dañu ko sas li nu sas boo déggee ma ni grande offensive spirituelle mooy wax naa ko démb ci benn waxtaan waaraatekat yi bare nañu loolu dafa naa ni rajo boo tijji ñi ngi waaraate télévision boo taal yaa ngi gis ña ngay waaraate dañu war a defaat taxaw seetlu xool lu tax waaraatekat yi bare ñiy waare bare jukko yi gën a yàqu kon problème am na su problème amee nag wax dong dootul doon farata waaw wax dong dootul doon farata su boobaa wax ji dafa war a ànd ak jëf cheikhu tarbiya yi nga xam ne nag ñoom mat nañu li ñu doon mën nañu ñoom jël seen wax boole ka ak jëf ba mooy fexe ba récupérer rox ya raxas leen ba nu set delloo ko seen borom waaw loolu nag du ñëpp ko mën waaw am na ñoo xam ni ñoom la ñu mëne mooy wax ca wax la ñuy yem ñun nag mën nañu wax mën nañu jëf ba mooy fexe ba rox ya nga xam ni tey jii kenn ku nekk ci sa amoon bu sell jukko yu ñu bëgg te muy jukko yu rafet di jukko islam di jukko dëggi taalibe tijaan dina nekk ci moom ñu fexe récupérer rox yooyu raxas leen joxaat ko seen borom loolu nag c'est mystique maanaam loolu du loxo ngay xëcc di jël rox di raxas c'est mystique loolu nag la Mawlaa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dëxëñ ci la ñoo tuddee grande offensive spirituelle ba mooy ku leer gi romb leer gi dana la raxas looloo tax ma ni bu ci nit jagul ci 2020 bi man gëmatuma ni danañ ko mën a jagal su ma la doon définiral daal grande offensive spirituelle ci lu gàtt loolu laa ko mën a tudde xanaa loolu moo indi li nga xamante ne mooy nopp yi on ruux yi li ma wax léegi ci wàllu waaraate yu bare yeeg ñëpp nopp la ñuy waxal nopp yi ñi ngi déglu rajo ñi ngi déglu télévision yi ñi ngi déglu ci internet bi waaye nopp ya la ci ëpp lu ca dugg bu subaa borom fàtte ko ñu ni nag kon suñu priorité mooy nopp yooyu nga xam ni tey jii mën nañu ni crise des valeurs fi mu toll nit ñi ngi déglu waaraate pourtant nit ñi ngi leen di waar pourtant kenn du wax dégguma waaraate kenn du wax ni kenn waxuma lu yàlla bëgg kenn terewuma lu yàlla bañ waaye nopp yañ koy déggee lañ ni comme nopp ya amatul njëriñ nañu nopp ya léegi nag on ruux yi nag maanaam mooy nañu bàyyi di wax ak nopp yi te ñu wax ak ruux yi ñoom suñu waxee ak ñoom su dee leer lañ leen di jox te ñoom leer la ñu soxla su leer gi duggee ci seen jëmm rek dinañu apprécier borom dana jub. macha allah ñu ngi ñuy jaajëfal si tontu bi gis nañu itam ni 2018 dem ngeen Fès récupérer li nga xamante ni seen secret bi 2019 aussi ngeen dem ca Arafat Makka récupérer essence mystique ba est-ce que mën ngeen ñu wax léegi ni daal matale ngeen lépp. motale moom buñ koy delloo si dañ koy delloo ci yàlla rek moo motale lépp yonent bi la jël motal ko pour ku motul mu mottali la
yonent bi jël Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox ko ay malaanu wazifa jox ko malaanu xadara jox ko laazim jox ko salaatul fatiha jawharatul kamal pour muy mottali ñi motul kon ñun suñu motalee it suñu motale ga du dellu suñu jëmm waaye ci jëmmi Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif lay dellu li des nag mooy man dooraguma dara ndax mission bi 2022 lay tàmbali masjidil aqsa demaguma fa te war naa dem Jérusalem man dooraguma dara lii yëpp fëgg la boo xam ni dañ koy fëgg pour di wane mission bi mais mission bi 2022 lay commencé waaw kon bu fekkente ni am na mode gu nekk ci ñun it mode googu feeñagul laata 2022 di jot ca la mode ba di feeñe waaw mode boobu nag bu feeñee du nit mooy fettasu di wax ni mot na du taalibee koy sedde waaye àdduna ñoo koy sedde ndax mission bi ni ma ko waxee du mission quartier du mission réew mission universelle la kon àdduna bi yëpp la làmb. lan la ñu mën a xaar dëgg-dëgg ci tournée nationale 2020 bi nga xamante ni yéen a ngi koy ubbee tey fii ci Dakar Liberté 6. li ñuy xaar ci tournée nationale 2020 bi mooy fa ma tegoon sama tànk benn laa fa tegoon ma teg fa ñaar diggante xayba ak shahada moom laa wax fa ma tegoon sama tànk ba waxoon ni lu fi waay jàng muy alxuraan muy zikr lu mu ca doon daa ma gis benn tànk laa fa tegoon ñaar laa fay teg ci 2020 bi di ko doxal ànd ak rox ya ba grande offensive spirituelle bi di àgg ci 2020 bi kon ku amoon baatin sa baatin dana yokk ku amul woon baatin da nga am baatin boobu nag mooy loo jàng da nga ma ca gis loo jàng da nga ca gis leeru cheikh loo jàng da nga ca gis leeru yonent bi teguma ko ci ndax neex na nit ki mu gis ma wala dama ko teg ci kurusu yaqiin benn tànk laa fa tegoon ñaar laa fay teg rox yëpp danañu leer naññ na miti waaw ku ci bëgg leer da nga leer ku ci bañoon leer da nga gën a leer waaw kon kenn ku nekk daasaatal sa kurus ku amoon sa jukki alxuraan booy jàng daasaatal ku amoon sa sijaada booy naafile daasaatal xam ni leer gi moom na muy mel ci 2020 bi mooy nuurun ala nuur ndax bul fàtte ni na ma ko waxee woon nopp ya tëj nañ leen rox yi la ñuy waxal kon kenn ku nekk loo mos ci tomb leer da nga dégg kàddu ya waaw. jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh dañu def remarque bu ndaw aussi ndax gis nañu bi yoon suñu xoolee lii di thème bi ngeen war a waxtaanee ci conférence bi tey te muy l'islam le vrai remède de la fin des temps da ngeen ci maanaam globalisé maanaam au lieu ngeen utiliser terme spécifique tarixa Tidiane terme global ngeen utiliser islam ngeen utiliser terme bi nga xamante ni moom mooy islam ngeen utiliser donc ñu bëggoon leen laaj est-ce que loolu dafa am lu muy firndeel ci doxalinu mission bi wala lan moo sabab globalisation boobu. waaw xam nga kenn mënul wax tarixa Tidiane te waxoo islam kenn mënul wax islam te waxuloo tarixa Tidiane bu dee xam nga xaqiqatu muhammadiya waaw mission bi comme mission universelle la islam képp kuy jullit ci flammu islam la ñu jafale sa rox kon tey jii sama discours man dafa war a nekk discours boo xam ni mooy bi monde musulman bi yëpp di xaar du rek discours bu waa tarixa Tidiane di xaar monde musulman bi yëpp discours la bu ñuy xaar kenn ku ca nekk ñu jox la ca yóbbal comme nag islam a gën a yaatu bu ñu dóoree ci islam benn dóor nañu ci tarixa Tidiane ñaar man bu ma dooree door ci alquran fa may daaneelee maa ngay daaneelee ca malaanu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif ndax malaan ba génnul alquran su ma dooree ca islam maa ngay daaneelee ca xaqiqatu muhammadiya ci tarixa Tidiane parce que génnul islam kon su ma nee islam moom mooy le seul remède de la fin des temps mooy damay fexe xool na jukko ya yàqoo ma wax leen solution bi defar jukko yi jaare ka nag ci islam ndax avant tout ay musulman lañu waaye bu ñu nekkee ay musulman it kenn ku nekk war na fexe ba nekkam ba jullit nekk loo xam ni lu yàlla seede la bañ nekk rek lu nit ñi seede ni jullit la jullitam war na nekk lu yàlla seede loolu nag pour jàngalaat ko nit ñi foog nga delloo si leen vrai enseignement islam ndax enseignement boobu léegi dafa manqué waaw ay nit daañu taxaw revendiquer ni jullit la ñu wax waaye bu ñu waxee nga yëg ni seen wax ja du waxu jullit suñu jëfee nga yëg ni seen jëf du jëfi jullit waaw léegi nag loolu nag la ñu bëgg tey leeralaat pour wan nit ñi dëgg-dëgg lan mooy jukko jullit lan mooy melokaanu jullit waaye lan mooy waxu jullit waaye lan mooy aussi ngëm-ngëmu jullit ndax mën nga ni gëm nga yàlla te dëgguwul ci yow wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axiri wa ma hum bi muminin waaw am na ñoo xam ni ci biir nit ñi yàlla nee na dañuy wax ni gëm nañu yàlla soo taxawee ñun ñu gëm yàlla lañu soo ne àllaaxira ñu ni gëm nañ ko waaye bu ñu jëfee
nga xam ni seen jëf du jëfu ko gëm yàlla du jëfu ko gëm àllaaxira loolu moo bare ci jamono loolu moo trompé ñu bare loolu moo tax kenn nawlootul kenn looloo tax waaraate yi bare kenn dégluwu leen parce que bis bu nekk lay waar bu subaa nga gis mu def musiba moo xam ni yow mi mu doon waar sax yaakataan su boobaa farata ga lan la mooy xëccaat ruux yi delloo si leen ci source bi ku ko mënul nag amoo ci accès ndax xuli ruuhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa xalilan waaw kon daal ñi nga xam ne ñoom am nañu capacité boobu ñoom léegi ñoom war nañu jóg ñoom wax ak ruux ya moo tax nag ma déclenché grande offensive spirituelle di wax ak ruux ya di ma déglu ma leen di sant ñuy def ma leen di tere ñuy bàyyi ci xaqul yaqin. macha allah Seydi Mouhamed El Cheikh ak grande offensive spirituelle bi ak aussi li ngeen si expliqué yëpp ak ni ngeen ko fas yéene doxalee est-ce que mën nañu wax ni mission bi tàkk na ba pare est-ce que 2022 bi c'est juste une date symbolique. mission bi muy tàkk ca Arafat la tàkke adduna bi yëpp teg ci seen bët waaw li taal mission bu dëgg-dëgg mooy yàlla tànn na ñoo xam ni bi yonent bi ñëwee xam nga yonent bi pour mission am tàkk yàlla dafa tànn Abu Lahab taxaw fële ba noppi jox yonent bi nag tabat yaddaa ni ko jàngal tabat yaddaa abi lahabin Abu Lahab taxaw ak ay nitam ba ma demee Arafat loolu la yàlla doxalaat dafa taal mission bi indi ma ñun ñu taxaw ci Hizbullahi mu jox ñu ñun sécurité bu wóor te mooy baatu laa ilaha illallah wut nag Abu Lahab ak ay mbokkam ni leen yéen taxaw leen ne fu ñuy tànt leen fële loolu tàkk na ba noppi même ku sax jàng charia war na xam ni bu xoolee loolu tàkk na kon 2022 date symbolique la waaw lii lépp préparation la mais 2022 date symbolique la mais mission bi pour tàkk na ku am yaqin xam nga ko ci Arafat la tàkke jox nañu rendez-vous ñëpp defuñu ni gars yi di def léegi mooy bàyyi ba dem dara xew nga ñëw ni man la ñun dañu ni ñun la avant ñuy dem te dana xew waaw bi ñu ñëwee yàlla tànnal ñu la mu tànnaloon yonent bi mooy parti yàlla parti iblis ni bu parti yàlla tàntee parti iblis tànt leen parti yàlla di leen détruire ba ngeen di tàbbi jahannam waaw loolu moo taal mission bi kon mission bi tàkk na leer na ñi am yaqin xam nañ ko ñi am baatin xam nañ ko même ñu amul baatin xam nañ ko waaw problème bi lan la mooy ñëpp bëgguñu woon mu doon kooku ma ni kooku lay doon ba 2075 waaw loolu mooy réalité bi ndax yàllaay dogal man dogaluma yonent bi tàppe man tamponné wu ma Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani yore cachet bi yore wu ma cachet bi ñëpp xam nañu mission bi ñëpp xam nañ ni tàkk na ñëpp xam nañu borom problème beeg coow bi yëpp mooy lan bëgguñu woon mu doon kooku lay doon ba 2075 waaw. jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh. waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp dañu am benn question boo xam ne dafa concerner grande offensive bi ñuy wax spirituelle bi te li ñuy wax ne watilkal amsal baatu amsal bi moom moo ñu intéressé signes yi ak symbole yi ñu gis ne tey ji suba bi ngay génn ci Médina Cheikh dafa am ay signes ak symbole yu ñu gis bu ci jiitu mooy ci benn loxo bi nga téye ci ñetti mbir muy kurus bi di turban vert bi di kaan bi ñu lay laaj yooyu bu ci ne lan la symboliser ci grande offensive bi ak bu ñu leen boolee itam ban force la ñu am. waaw li may tontu foofu mooy man dama nekk nit koo xam ni lu ma wax dama koy def du ma wax dara ba noppi ñu ne xaala taxoon mu wax ko waaye defu ko déedéet dama ni leen woon su may génn grande offensive spirituelle danaa génn yatu xaqiqa ba génn kurusu Arafat ba génn kaala gu verte ga waaw parce que benn bu nekk ci ku xamul da ngay defe ni xëy na dañ ko téye nii benn bu nekk représentation la bu am solo ci xayb waaw mission Imam al Mahdi képp ku koy dox yorul yat mënu ko dox ndax yat bi symbole la ci ñu xam secret bi xam nañu dëgg-dëgg li may wax waaw képp koo xam ni da nga koy dox jëloo essence mystique ca kurus ga nga ko jëlee ca Arafat yoroo ko des na kaala gu verte ga nag mooy signe ba nga xam ni ña koy xaar ñëpp ci ahlul bayti moom lañ koy xaare waaw xaqiiqa bi ci ne mooy lépp loo xam ni symbole la bu ñuy gis ci baatin wala ci shahada wala li ëpp solo ci dundam mission bi àgg fenn fi ba ñëpp teg ci bët ni mission bii kat mission Imam al Mahdi la verte ba daf ca war a feeñ jàngale naa ko lu tax ñu tuddee ko l'homme au turban vert waaw yat ba nag suñ ko téewee te kurus gu weex gi te kaala ga day wane ni ña nga dox jëm ci mission ba
maanaam xaaruñu rek 2022 pour ni mission bi débuté na ña nga dox jëm ci mission ba waaye jëm ca ak roox ya waaw. grande offensive spirituelle laajul benn kurus laajul benn yad rek laajul benn kaala dafa laaj nga boole leen ñoom ñett na leer ga di sénti yee nag ruux bu leer ga pikiir ruux ba nangu ni yàlla kenn la. gis nga mission bi li may dox yëpp ak lu nit yi di wax yëpp génnuma faax la mu annahu laa ilaha illallah waaw moom laay jàngale moom laay xamale waaye tooguma rek ni dama koy jàngal nit maanaam nit ka dem après ni nii nañ ma ko jàngal déedéet man du ma jàngal nit yam sa dama koy jëf ci nit waaw damay jël loolu dugal ko ci ruuxi nit waaw bàyyi nit ka mu dem moom di ko jàngale man ma toog à distance waaw. kon tey ba may génn dajale ñetti symbole yooyu mooy dama génn nag la ma tuddee grande offensive spirituelle ndax bul fàtte ni waxuma rek offensive spirituelle dama ni grande offensive spirituelle grandeur ba ma tudd nag moo tax ma dajale ñett yooyu génn ak moom. ci ñett yooyu bu 2022 ban moo ciy déclenché officiel mission officielle yi. mën naa ni kaala gu verte gi dana ci am sens bu rëy waaye léppooy déclenché ndoo waaw xam nga ñun dañuy xaar toog di xaar lan mooy déclenché lan mooy gën a fés lan mooy gën a siiw 2022 du lu ñuy xaar wala lu ñuy toog naan lan moo gën dañuy prouver waaw moo tax ku ma tuddal 2022 ma ni bàyyi leen 2022 ak ban waaw sama entourage ku ci wax 2022 nii la ñu organiser ma ni 2022 bu kenn organiser bu kenn doxal dara nañ ko bàyyeeg borom mission bi moom buñ ca àggee moom dana xam na muy organiser dana xam na muy doxale ñu ngi lay gërëm di la sant. macha allah ñu ngi delloo gërëm bu baax macha allah. waaw mbokk yi xarit yi kon mu nekkoon partie d'entrée bi nga xam ne mooy grande offensive spirituelle bu Seydi Mouhamed El Cheikh Imam Al Mahdi El Muntazar fas yéene door fii ci Dakar datu le 11 ci la ñu nekk tey jii nag mu nekkoon mbokku Medina Cheikh TV àndoon ngir rek daal di dëgtal àdduna gi diaspora bi yëpp li nga xam ne mooy grande offensive spirituelle jërë ngeen jëf.